jaageen jëf candi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaaru marax yi bokk na ca nim ginnaaw ba leen jëlee ca Wakam ci ancienne piste yooyu lay mécanicien toll ci lu bon ñeenti téeméer ci ay boroomi atelier yóbbu nañ leen ca Sébikotane ñoom nañu waaw foofee baax na waaye nag ngir liggéey man faa am na nguur gi sédd leen ci marché yi muy joxe otam yi muy defarlu da ca jox yooyu mécanicien nañu ci ñëwante ci ak Babacar Seck ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam Daaru Manaan ca Touba war a dalloo ab centre de santé askanu rafet lu ko loolu nu yàgg a joytu la maire Touba Abdou Lahad Ka ña mu àndal def liggéey bu ni mel tey jii waxtaan am na seen diggante askan wa daañu ci ànd correspondance su Gora Ndak Lo doon ci bokk itam liñ seetlu Sénégal mooy li duppee ay dérive maanaam ñàkk worma gi nemmeeku ci réew mi ak yenn saa yi ñàkk ak teggin ay tifaar di jip ci anam gu doy waar ba ci sax laal mbirum ngëm-ngëm wàllum diineem démb ministre bi dénkaara ngi réew mi becc ab bataaxal delluwaat fàttali sénégalais yi ni loolu yoon da koo aaye rédaction bu ETV gën nañ ci mbedd mi te xool ba xam dëgg-dëgg mbir yi nu muy demee askan wi seen gis-gis ci wàllu daañu ci ànd ak gëstu Pape Ma Jaxate Saax daañu ci boole yenn ponk muy article de semaine tey jii jàppale ni kon ba léegi coow li jeexagul ci mbirum coowal passeport diplomatique yi benn yéenekaay yëkkati kàddoom ci ab bataaxal bu yaatu bopp El Hadji Samba Thiam di journaliste becc daan ci ànd ak Mamadou Dieng ci njob waxtaanu xabaar la doon est-ce que ñu song faram fàcce gi gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci TV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci njiitum réewum Sénégal président Macky Sall ci suba gi la fi déqee fa fal naaw gi daal di wàcc ca réewum Gambie doon na fa dalloo li nga xam mooy kon ci wetu njiitum réewum Gambie Adama Barrow ngir waxtaaneem waaye itam fekkee dalloo bi nga xamoon kon ab ligne la jëm ci wàllum centrale électrique boo xam day joxe courant ba mu dooleem jóge ci OMVG lu ni mel OMVG mu doon ab ndaje mu am solo ba mu ca noppee tamit moom président Macky Sall daal nay déqim foofu la ca Gambie wutali ca Ouagadougou ca aéroport international bu Ouaga fa la wàcc ngir kon fekkee tëjtal ñaar fukkeel beeg juróom-ñaar fees pako bay am ca Burkina Faso foofee nga xam kon Sénégal mooy invité d'honneur bi président Macky Sall nag dina ñëwaat tey ji sax ci ngoon gi fàttaliwaat ni foofee sax ca ndaje moomu leen président Macky Sall ak ñii di ay doomu réewum Sénégal am nañu fay raay yoo xam te ni bi lan liggéey ci wàllum cinéma moo ko sookee dañ toppaat mbir maak sunu ndaw ba ñu fa nekkal di Ousmane Demba léegi ci xibaar tënk mi ngi soxal élection locale yu 23 janvier 2022 njiitum réewum Sénégal becc na bataaxal décret bi nga xam te ni bi kon mooy jàpp datub élection yi kon dëggalees na ko ni ko yoon santaane kon jàppale ni ko décret ba mi ngi ko génne fukki fan ak juróom muy décret bi nga xam te ni bii mooy numéro 2021 1369 ci 15 octobre 2021 bi njiitum réewum Sénégal daal dinay convoqué li nga xam mooy kon corps électoral bi date ba mooy ñaar fukki fan ak ñett janvier 2022 ñu war a yeesal njiitu département yu Sénégal ak njiitu maire yi ak ñenu àndal di ay conseillers départementaux ay conseillers municipaux lii nag mooy doon bataaxal bi jëmal ni kon datub élection yi ba tey ña ngi koy wéy di ko jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci janvier 2022 lépp daañu ko toppaat ci rédaction bu ITV ci na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci leneen lii mi ngi soxal lii di ay mécaniciens yoo xamante ni ñu ngi woon ci ancienne piste ca Wakam bu ngeen fàttali ko ni da leen fa daal di woon di déjee ndax foofee nekk na barab bu xatoon lool ak lan fa soxlawoo ci yenn mbir ñu leen yóbbu nag ci Sébikotane lu néew mat na ñeenti téeméeri boroomi garage waaye nag fa leen yóbbu ñoom ne ñu baax na naam waaye leen bëgg mooy état bi dama ko ndimbal li mooy lii di marché yu état bi di joxe na leen jox seen wàll ndax day tax ñu tàmbalee koccal ñu xuus ànd ci ak gëstu El Hadji Babacar Seck. mécanicien yi nekkoon ancienne piste sa Wakam wutal nañ leen fu ñu nekk ci Sébikotane benn pàkk bu fukki hectare ñu ngi ko fay aménager ngir ñu mën faa toxu lépp lu yombal seen liggéey daanu ko fa am. fii nag dinañ ko defar ba nga xam léegi dafay am ay sens de circulation fii dafay am ay sens unique c'est-à-dire fii pour dugg la fii pour génn. rue bi kenn du fi duggee nii rue bi kenn du fi duggee donc fii dañ koy organiser ba li erreur yi amoon fële duñ ko répété fii ñoo ngi xaar tam ci site bi mu accueillir ay doomu Sébikotane ak doomu Diamniadio ak doomu région bi yëpp pour di leen jàngal le métier de l'automobile parce que métier bi kat métier bu noble la ñun ñëpp xam nañ ni automobile yi ñuy
oto yi ñuy réparé lu ci bari kenn yóbbuwu leen ci concessionnaire yi. bërëb boobu nga xam ni mécaniciens yi lañ ko jagleel nekk na luy jëmmal politique gu yeesalu artisanat bi nguur gi teg. ndaxte dañu ne dañoo bëgg artisanat léegi méngoo ak jamono am ay équipement yu moderne am ay local maanaam atelier yu moderne yooyu yëpp ñu ngi ciy dox te incha allah ci diir bu gàtt ak ak waa DER dinañ fi ñëwaat sax xool ko ñu seet nan lañ leen di jàppale leen ci équipement jàppale leen ci ay atelier loolu moom mooy suñu doxalin waaye nag day fekk toujours comme ni ma leen koy waxee yéen ñoomit ngeen formaliser wu moderniser wu ànd bokk ndey bokk bàyyi wóolante te liggéey. mécaniciens yi nga xam ne ñoo war a dem ca Sébikotane oneen nguur gi ci marché yi nga xam ni dañ ko jagleel seeni woto ci wàllu entretien ak réparation ñu leen siy gëstu. marché yi ñu bëgg état bi jox ñu ko mooy boo defee lu mel nii muy lu rëy loo xamante ne tey c'est une première ci Sénégal da nga ko war a accompagner ni nga ko war a accompagner mooy marché automobile bi nga xamante ne tey jii muy oto état bi jox leen ñu marché boobu ñu di ko liggéey bu ngeen ñu joxee marché boobu ñu di ko liggéey dana tax ba bu ñu fi dikkee du ñu somme dina tax ba bu ñu fi dikkee dinañ gaaw am liggéey. ci kàddu promoteuru site bi ci ndimbalu maire bu Sébikotane jox nañ seeni ndàmpaay képp ku fa amoon tool wala kër. Babacar Seck jaajëf lu ko si réewul dara foofee Sébikotane boo neen diis ci wetu Kayaar jàpp xuus jëm Ndar foofee pétrole feeñ na fa ci lu sakkan moo taxit bànqaas bi nga xamoo di lekk Africa di yëngu ci mbirum aax li ñëpp bokk wootee waxtaan yu yaatum li doon natt ak xayma mooy tolluwaayu réew mi ak ëllëgëm li ñëpp yaakaar ni fekk at ci kanam Sénégal dina naat nooy ci bépp anam ndax ñu fi belli ci wàllum pétrole ak gaz ñu ni déedéet ndax fi ñu toll ni soppeeku ci wàllum climat mën naa na saxal li ñu doon am ci ay bénéfice ci wàllum koom waaye itam lu jëm ci lii di crise bi am ci àdduna bi loolu lépp mën na saxal sunum koom lu ni mel moo tax ba noppee ndaje man doon wooteek ëngëm loolu ñoom lekk Africa kenn ci ñu ko taxawal bokk na ca Eliman Kan kàddoom jib na ci faram fàcc ñu teewlu ko. gëstu bi nga xam ne ni ki ñuy wax John West moo ko def bokk Open Oil dafa andi ay firnde yoo xam ne ni firnde scientifique la bu nit ñi wax dëgg fa la Sénégal li nga xam ne ne mu ngi ci jëm ci exploiter pétrole ak gaz bi naru ci am lu bari donc loolu nag ñun lu ñu jàppoon la xawoon ko yaakaar ne wax ji fu mu toll li fi nekk dëggantaan tollul foofu sur le plan scientifique nag mu joxe ay argument yu leer wane ni wax dëgg fa la Sénégal bu mu yaakaar am alal bu bari ci pétrole ak gaz parce que d'abord li mu yor ci quantité ba taxu koo bëri trop et puis ci biir loolu tamit ñu gis ne li nga xam ne mooy mbas mi bi mu fi ñëwee dafa am aussi impact ci ñi nga xam ne moom mooy entreprise yu mag yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal nekk fi ku mel ne ay BP ak ñoom ñu yëg ko tool ba tax na ñoom it seen i mbir dañuy seetaat seen ay projet pour wane ni daal ñoom aussi ñëpp ñu ngi développé ay stratégie pour dem ci li ñuy wax énergie renouvelable boo xam ne du utiliser pétrole ak gaz ak yooyu donc pour wax ni daal dafa mel ni mbir mi ñi ci am xam-xam ñu ngi commencé ragal exploiter pétrole bi ak gaz bi fii te Sénégal en même temps mu ngi jël ay décision di yokk ay borom pour Petrosen mun a gën a am taxawaayam ci biir di jël ay décision yoo xam ne ni dina xaw a métti économiquement alors ñu wax tamit ne li ñuy wax transition énergétique maanaam ne adduna bi dañu décider que ni jaww ji ni mu mel nii yëpp ci li ko indi mooy pollution bi dañu war a dem ci yenn xeetu énergie yoo xam ne ni ñoom ay solaire ak ay jóge ci ndox maag yooyu nga xam ne ni mooy énergie durable yi donc loolu tamit mu jàpp ne tamit loolu dina am lu muy njeexital ci marché bi maanaam mën na agir ci prix yu pétrole yi ak gaz yi ci biir adduna bi. ñu waxtaan mbirum njàng ci Sénégal lëkkaloom ak Québec ci réewum Canada seenu ko lëkkaloo Sénégal ci wàllum njàng yàgg na lool ñu fi représenté boobu lépp délégation ci Ndakaaru tey ji amal nañu waxtaan goo xam te ni bi dañu ko awale ci wàllum xarala yu yees yi di ab salon bu yaatu ku ne becc xalaatam ñu ci bëgg mooy fexe ba gën a yombal ñu bëgg a dem ca Québec man faa jàngi di ay doomu réewum Sénégal ñu ma leen a encadré maanaam teg leen ci yoon jàppale leen ba seenu tukkim ci moom lem réew mën a sottim loolu lépp bañ ca noppee ki nga xamoo di Pape Goumbala Jonn kàddoom jib na moo yoreem jokk jolante ci wàllum njàng ak cosaan ak aadam ci boobu lépp bàngaas la mu dénk suñu reporter. sensu salon bi c'est-à-dire que mooy dem vers cette jeunesse vers ces professionnels yi nga xamante ne dañu bëgg am ay informations pour dem jàngi
parce que bureau bi fii ñun délégation générale du Québec la Dakar la ñu basé dañuy def navette bi dem di ñëw mais am nañ bureau fii donc à chaque fois dañuy solliciter dama bëgg a dem jàngi lan mooy possibilité yi nan laa mën a def pour am visa nan laa mën a def pour contacter université donc incha allah salon bi c'est de répondre andi ay réponses ci questions yooyu ñuy poser comme résultat lu ñuy xaar mooy vraiment am vraiment engouement jeunes yi pour ñu commencer xool aussi que ne Québec mun nañ fa def formation vraiment technique et professionnelle vous savez Québec suñu chance mooy côté manuel bi proactivité bi c'est-à-dire que njàng mi dafa pragmatique donc loolu aussi chance la boo xam ne nit ñi war nañ ko di xool on est moins théorique que pragmatisme bi dañuy def beaucoup de pragmatisme c'est-à-dire da ngay jàng léegi ñu essayer loolu léegi donc y a ce truc lu ñu koy waxee usine école maanaam boo amee 16 ans sax nga ne yow bëggatoo dem continuer njàng mi am nga possibilité dem defi formation rapidement mu nekk menuiserie mu nekk mécanicien ébénisterie pour mën a dugg ci marché du travail wala nga nekk sa entrepreneur bopp donc ñun vraiment loolu engouement boobu la ñu bëgg nit ñi aussi xool ne ba Québec mu ngi fi te mu ngi offrir aussi benn offre éducative bu excellente. yooyu les kàddu Mamadou Dieng ak Moussa Fall ñoo ko taataan xabaar yi wéy ci leen soxal mbirum njàng bari jàppale ni ca jas moom bari na fa ay école yoo xamante ni bii amuñu miir ay ndaw di fa jànge amuñu kaaraangeem maire ba fa nekk diggé ni dana ko miire bu amee beneen mandat élection yu ndëgmal doon na sax defum nemmeeku ci boobu lépp école ak yu mel ni ki moom jot faa joxe ay jëmtukaay yu jàppale élèves ci wàllum njàng woon ko xayma toll na ci lu néew ñaar fukki million ak juróom ci wàllum koppar maire bu Diass fi mu toll nii mooy Cheikh Tidiane Diouf am na lu mu dénk ci kàddu Mountaga Kane ñu teewlu ko. am na ay doléance yi fi jib dégg naa ko mooy risographe nga xam ne au moins codec bu nekk jàpp ngeen ne bu amoon benn machine risographe dina permettre ñu wàññi liggéey bi te incha allahu rabbi loolu dinaa ko def suñu yef muy le conseil municipal jéem leen ci accompagner ba loolu mu taxawoogum en attendant que alors école bu nekk mën a am par rapport ak électricité bi loolu ñu ngi ciy waxtaan te dinañu xool ak Senelec nan lañ ko war a mën a defee ba loolu mu mën a am pour éviter li nga xam ne wax nañ ko mooy agression bi moo tax commencé nañ chaque année on fait en sorte que cette année ci par exemple inscrire nañu ñetti écoles yi ñu fas yéene clôturer mooy bu Gandoun mooy bu Mbayar ak bu Altuel ak bu Sakira 4 donc loolu ñu comprendre noonu li nekk ci seen xel mu ngi ci suñu xel moo tax ñu ngi jéem a anticiper fas yéene chaque année au moins ñu am école yoo xam ne dinañ ko jël clôturer su ko defee ngeen nekk en sécurité élèves yi nekk en sécurité su ko defee jàng bi mën a dem. luy tax njàng mën a dem bokk na ci jàngalekat am xel mu dal ci loolee bokk na ca jàngalekat am dëkkuwaay lu nu yàgg a jooy la kuréel a ngi nii boobu moo ëmb juróom-ñaari syndicat wu jàng ci réew mi yi gën a mag ñu koy duppee ci G7 ñoom yàgg nañ doon jàmbat ci kanamu kilifay nguur gi nu jàngalekat amee dëkkuwaay léegi sotti na daanaka ndax ci juróom benn junni ci ay dëkkuwaay yenn ci ay gox Sénégal seeni pàkk noppi na ba daañu ko tàmbalee joxe lu ni mel ki dénk mbirum dëkkuwaay ci ministère bi dénk mbirum urbanisme ak habitat cadre de vie moo ko bécc kookee moo di Mandiaye Ndiaye ñu teewlu kàddoom. naa li jëm ci terrain yi nga xamante ni jot nañ koo jot ba mu nekk ci suñu loxo yooya aménagé nañ ko ba jox leen ko muy Saint-Louis muy Richard Toll muy Kolda muy Ourossogui yooyu jox nañ leen ko mu des yeneen yi nga xamante nag ñi ngi ko doon lijjanti ci wàllu jël ko te sotteegul woon te yu ci bëri fi mu ne nii mën naa ne sotti na ndaxte bu dee bu Kaolack jot nañu am site bu dee bu Ziguinchor site baa ngi fi bu dee Tivaouane aussi site baa ngi fi beneen bi ci desoon moo doon bu Thiès nag dañ leen a wanoon fenn fu nga xam ne nii fa lañu waajaloon ba pour jox leen ko ñoom nag ñoom bëgguñu foofu léegi nag ñuy wut beneen ñu ni ñoom mburkaat lañu bëgg ñu koy lijjanti foofu pour xool nag naka la ñuy def ba procédure de déclassement bi nga xam ne moom la ñu entamé ñu mën ko yeggale pour ñu mën leen jox passé foofu waaw li ñu joxe boo jëlee lu parce que mat na juróom benn junni ak juróomi téeméeri parcelle mais fi mu toll nii joxe nañ lépp ñetti junni booy xamee daal ci li ñu joxe gum ci gannaaw gi la toll ci xayma mais li am solo mooy fii ak fin d'année déjà dina am yu ñu joxe muy Louga dina am yu ñu joxe muy Tivaouane dinañu également yu ñu joxe muy Ziguinchor yooyu donc limite dina gën a yokk fee boobu xam naa ne bu ñu ñëwaatee le 16 décembre pour def bilan dinañ gën a xam fan lañ ci toll ci loolu. ginnaaw njàng ak njàngale mbirum paju nekk na luy tax am réew dox jëm ca kanam ñii di quartier Daaru Manaan ca diwaanu Touba commune bu Touba digit leen ab centre de santé
waxtaan am na kilifay commune bu ci teewaayu maire ba Abdou Lahad Ka ak kilifay goxub Daaru Marnaan waxtaanee ko ci teewaayu askan wa muy lu rafetlu lool ca itam jàppees na ni bu sottee dana gën a dimbali askan si wàllum nekki na mbirum paju ba lépp tegu ci yoon ñu ko Touba dafa correspondance góor a ndak la. fexe ba Daaru Marnaan am poste de santé bu muy yellool loolee di xemmemteefu équipe municipale bi nekk ci Touba ginnaaw ba ñu génnee xaalis bu am solo ngir tabax poste de santé bu yees ci diwaan boobilee tax askan wi nekk ci gox boobilee rafetlu lu ni mel. monsieur le maire ñi nga àndal ñëpp sant nañ leen gërëm leen waaye da ngaa jëf lu rëy loo xamante ne bii lu ñëpp bokk lu ca waay am mu doy la waaye nag da nga noo indil loo xam ne nag mosuñu koo am te séentooguñ ko woon nag muy centre de santé bii nga xamante ne bii moom nga bëgg a indi fii ci Daaru Marnaan Sexew gi te Daaru Marnaan Sexew gi yeyoo na ko lool li tax Daaru Marnaan Sexew gi yeyoo ko lool kër Serigne Mbacke Sëriñ Abdourahmane ngi nii njabootu Serigne Abdourahmane seen kër yaa ngi nii mboolem ñi fi nekk taalibe Serigne Touba lañ dëkk Touba duñ def loo xam te moom la Serigne bi tere kon boo leen indi la centre de santé war nañ laa sant war nañ laa gërëm. ci noonee njiital bokk moomeel bu Touba dalal xel yi ginnaaw it ba muy xamle ne changer cartographie sanitaire bu Touba bokk na ci xemmemteefam. at mu jot danañ bay suñu sas ba mu jeex ba ñoom ñu ni seenu sas jeex na danañ leen jox li ngeen war a jot ren loolu moo waral ñu mën a taxaw tey fii bëgg fee tabax benn centre de santé référence boo xam ne amagul ci dëkk bi kon nag loolu su amee war nañoo sant président de la république ni ma war a sant équipe bii nga xam ne ñoo tax ñooy bay sas wi bañ mën a jot xaalis boobu. Abdou Lahad Ka yokku ca ne éclairage public bu Daaru Marnaan it loolee it yitteel na ko tax mu ne daañu ca jublu ca ne mu gën a gaawee. yaakaar naa ne bu ñu fi taxawatee balaa sant bee pare mbiram lamp dootuñu ko wax fii ci Daaru Marnaan wala ci gox bii bu soobee yàlla ak yonent bi fas nañ ko yéene ndax am nañ ci yéene kon daal li gën a wér mooy fas nañ yéene ànd ak yéen góor ak jigéen mag ak ndaw muy Serigne Modou muy Djili Bey muy général Dieng muy mbooleem taalibe yi nga xam ne ak chef de village 34 chef de quartier yi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne Modou Diop na ngeen xam ne Abdou Lahad kenn la ci seen biir fas naa ànd ak yéen liggéey fas naa defar Touba gépp waaye defar Daaru Marnaan ba benn jafe-jafe dootu ci am. fexe ba Touba nekk ville émergente loolee di bëgg-bëggu équipe municipale bi lee ginnaaw ba ñuy fas yéene wéyal programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal di PACASEN. jóge Touba wàccaat ci Ndakaaru waxtaan mbirum Pastef ci région de Dakar bi nga xam tey ñu ngi waajal élection locale yi ñu dëgmal Pastef ci boppam ci biir coalition Yewwi Askan Wi teewul sampanam ñi mu jàpp ni ñoo war a nekk ëllëg ay mbërëm ci biir boobu lépp coalition muy bépp commune ci biir Ndakaaru dañu faat sampandi kenn muy fukki commune ak juróom-ñeent yi leen loolu mel mi ngi xew na gën a démb fekk na bu yàggul amoon na coow ci seen biir ba Pastef amaloon ab dakkandani ab yëngu-yëngum ci boobu lépp coalition ndajem démb yaatu woon loolu ñu xuus ànd ci ak faram fàcceek soxna Aïssatou Kane. Le 23 janvier 2022. ginnaaw ba Pastef dellu see si dogal bi ñu jëloon mu di suspendre ay activité am si biir coalition Yewwi Askan Wi ñu amal investiture fukk ak juróom-ñeent candidat si fukk ak juróom-ñeent gox yu wutee Abbas Fall ñu tabb ko ngir mu jiite bokk moomeelu Dakar Maimouna Dieye coordonnatrice su section communale Padoua. dañoo bëggoon a tabb suñuy candidat les 19 communes ñi leen fa nekkal loolu moo waral Pastef def lii tey xëy na nag coïncide na ak li nga xamante ni dégg nañ ko fi fan yi muy suspension bi nga xam ne suspendroon nañ ko suñuy activité du woon lenn lu dul ànd boo xamante ni àndu nawle la àndu dëgg la bu ñu demee ba am loo xamante ne nii gis nañ ni war nañ ko cee def dañ koy observer parce que ay nit bu ñuy ànd benn waxtu dafay laaj ñiy ànd di déggoo. ngir sàmmoo ak lu ñuy woote Pastef fas yéene nangu bépp candidat bi nga xam ni coalition Yewwi Askan Wi tànn na ko ñoom ñi lay di xamle ni coalition Yewwi Askan Wi nekkul luy tas. di xamal nit ñi rek ni candidat à la candidature de Pastef la de Yewwi Askan Wi mooy ñi nga xam ne Pastef taamu na leen teg leen ci kanam léegi nag dañu war a jublu nag ci waxtaan nag waaye Yewwi Askan Wi ba nga xamante ni lu ñu fa décider loolu mooy am du ne rek. tey jii ñi fi nekk ñooy nekk ci 19 communes yi sous la coupole de la coalition Yewwi Askan Wi mënuñoo jël lépp ku ne da ngay joxe ndax ku ne coalition wax concession wax générosité wax compréhension ak solidarité donc ku ci nekk
profil bi nga xam ne moom la ñu gis ni mooy taxaw bu ñu ko choisiree ña ca des ñëpp dañuy ànd liggéey ci ginnaawam. Pastef Dakar fas yéene ànd ak coalition Yewwi Askan Wi ngir am ndam ci goxu Sénégal yépp ginnaaw ba ñu sampee seen candidat ngir mu jiite boppu moomeel bu Dakar ñuy waajal samp candidat ngir xëccoo maire bu Parcelles ak bu Ouakam. jaajëf soxna Aïssatou Kane ñu wax ci mbirum diine ñi ngi koy waajal jamono ji tembem muy gàmmo bi nga xam nga war a amee ca Madinatul Cheikh Abdoul Khadir Djeylani ma nga ci daanu Kaolack ndangaan dëkk boobu ki nga xamoo di Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo moo ko taxawal gàmmo gi nag lépp dañ koo jël ci ay matukaay waaye thème bi ñu tànn ren bu ko waxtaanee mooy li ñu ay caricature maanaam jéem a xajamal der bi nga xamante ni bi ñenn nit ñi ngi koy jéem a def na ca bitim réew di jéem a xajamal deru Sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu bëgg a waxtaanee ñu xuus ca Saloum ànd fa correspondance Adama Sarr. ñoo ngi fii ci Medinatul Cheikh Abdoul Khadir Djeylani mu nekk ab dëkk boo xamee ne kii di Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo moom moo ko sanc benn fan rek des ñu amal lii di gàmmo gi daanaka lépp yemb na ngir ñu amal ab gàmmo gu mucc ayib. waaw gàmmo gi incha allahu taala dimanche lay doon bu soobee suñ borom waajtaay bi may laajët bu ñu yeboo sax ñu ne mat na. ndax nag la nga xam ne léegi sëriñ bi dundoon na ko ñun jàngal ñu ko fu ñu sànna lem suñuy bâche rek waajal nañ bu déwén bi nga xam ne moo nekk ci suñ kanam. donc bés bu ci nekk rek ak liñ ci war a def ba keroog ñuy àgg ci bés bi bu fekkoon ne maanaam mën nañoo togg lépp bâche lépp toog di xaar bés bi mënoon nañ koo motal depuis fan yii ci gannaaw. ndax li nga xam ne léegi ci wàllu logistique wàllu finance lépp. sama borom jàppandal na boo teew na lu jiitu ay weeri weer bés bi yegsi. ren jii nag thème bi ñu tànn day moo di ñaawteef yi nga xamee ne ñu ngi koy teg ci deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la jullit bi war a taxawee rek ngir xeex li nu mel mu nekk ab thème boo xamee ne actualité la. ñoo nekk ci jamono boo xam ne surtout su côté Occident dafa am benn diabolisation boo xam ne l'islam mu ngi koy dund te diabolisation boobu noonu ñoom dañoo ne jullit soo leen bëggee laal leen ci yonent bi léegi nag ñun est-ce que dañuy dem di taal ay bomb est-ce que dañuy dem di def naka su dul noonu li ñuy def mooy wone lan mooy l'islam lan mooy yonent bi donc parce que li nga xam ne ñun nit ñoo koy def cheikh bi da koy wax fii ak ay jamono majorité bi 50% au minimum si julli si àdduna bi dañuy nekk ay julli loolu Europe xam nañ ko ñi leen di jiite xam nañ maintenant naka la ñuy defee ñoom ba contrecarrer loolu noonu ñu ne nañ commencé ay jaboli su ko defee suñu waxee si yonent bi jullit yi dañ jóg taal ay bomb ñu indi caméra yi wara ne gis ngeen religion bi ngeen bëgg a dugg ay sauvage lañ donc ñun dañuy jóg pour wone jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam que l'islam du nekkul taal bomb. Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo nag mu ngi génn àddina ci atum 2020 ñu ngi ko denc nag ci dëkk bi nga xamee ne moom la sànc mu di Medinatul Cheikh Abdoul Khadir Djeylani jamono ji nag kii di doomam di Cheikh Ibrahima Diallo moo di xalifa njabootam. muy correspondance Adama Sarr la neen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum réseaux sociaux yi mbirum internet beeg téléphone yi yàqante gi ak waxante lu ñaaw ci réewum Sénégal ñu koy seetlu bu ñu fàttali ko ba ki démb xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou jëbal na kàddoom ci wàll gi waaye itam Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes jëbal kàddoom ci wàllu guni mel ngir bëgg askan wi gën a bàyyi xel mbirum internet baak lañ cey wax ngir bu baax fekk na démb rek mu ci mujj ministère bi dénkaara ngir réew mi beccee bataaxal deloot fàttali sénégalais yi nim ku ne am nga sañ-sañ dund sa diine waaye tifaar ak wax ju ñaaw moom yoon nangu ko yoon da koo ayem naka la ko sénégalais gisee ci anam bi ñu jëfandikoo wàll guni mel ñu xuus ànd ci ak gëstu Pape Madiakhaté Sarr. ni ko ministre de l'intérieur xamle ci communiqué bi mu fësal ni ki àjjuma ji ñu weesu ndaw étudiants yi di naqarlu bu baax kàddu yu ñagas yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati jaarale ko ci réseaux sociaux yi ñu jàpp ne loolee lu ñaawlu la. ku neex dugg lu la waay neex def lu la waay te dara du la si fekk ay insulte ak lépp ku nekk mën nga défendre li ngay défendre te doo sàkkeen mais nag bu fekkee sa défendre li nga koy teg yëpp mooy saaga nit ñi reproché leen mooy ça veut dire que contrôle dootu amati. lii kenn mënu ko nangu étudiant bi jàpp ne di song nit ki ci ngëm-ngëmam loolu du yoon. ku nekk am na loo xam ne fa nga bàyyee ko
nit ku nekk am na foo xam ne nii tamit loolu mooy sa cosaan nit ku nekk am nga loo xam ne mooy sa religion aussi kon de ce fait boo amee benn religion wala nga am leen loo xam ne moom ngay pratiquer gëm ko amaana nit warul jóge feene di la si wax lu négatif bu la si mënul wax lu positif. lu mooy ñuy muñalante état bu Sénégal moo war a teg loxo ak a saytu li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi ñaari étudiants yi ñu dajeel jàpp ne loolu rek moo fi mën a jëlee ñaawte fi yile. connexion bi en fait mën nañ ko régulariser quoi mën nañ ko régulariser de telle sorte que nit ñi ni ñuy utiliser connexion ñoo xam naa lañ koy utiliser surtout réseaux sociaux yi mais nañ am benn arrière bi quoi si ni ñuy utiliser réseaux sociaux yi du si Facebook du si WhatsApp du si réseaux sociaux yi nii ñuy utiliser rek fépp la nit ñi ni ñuy utiliser réseaux sociaux moo baaxul ñu ngi utiliser réseaux sociaux di si def naka su dul noonu te réseaux sociaux dafa nekk loo xam ne nii daf ñu war a jàppale à ce que ñu yokk suñu xam-xam. tey ji bu fekkoon am na benn mesure bu dur buñ ci jël kon tey ji ku nekk boo def di nga xam bu baax li ngay dugal ci biir net bi parce que am na benn sëriñ bu ko wax tey ji ku saaga woon président de la république tey ji doo fa naan tey ji ku saaga woon maanaam ki nga xamante ne kenn ci nguur gi la doo fa naan mais tey ji noonu la ñu war a contrôler teg loi yi mat sëkk nit mën nga wax li ngay wax defaat li ngay def sans autant nga insulter nit ñi mais loolu daal si contrôle état la nekk du man maa koy def du keneen a koy def mais président mooy jël mesure am nekk dëkk bi nii ak nii la war a doxee réseaux sociaux mën nga see def li ngay def sans autant ngay insulter ñi war nga def naka su dul noonu mais fekkee nag dafa nekk buntu boo xam ne dañu ko tijji lu waay jot saaga lu waay neex def mooy ça veut dire que dëkk bi dootu amati contrôle. kàddu yu tegginewul yooyu nga xam ne ñu ngi koy jël di ko teg ci kaw kilifa diine yi réew mi ñu bëri ci askan wi ñu ngi koy naqarlu ajjuma ji ñu weesu ministre de l'intérieur dal di génnee sax ab communiqué di leen dànqaafu te di leen fàttali ne ay daan yu diis moo mën a gàlloo ci seen ndodd. Pape Madiakhaté Sarr jaajëf yegg nañ ci article la semaine pàcc bi ñu ko jagleel yenn quotidien yi yéene kaay yi xëy di génn ca gën a fës ci yenn bind yi nga xam dañ koy becc jëme ko ci réewum Sénégal ñu seetlu ni mbirum passeport diplomatique yi coow la ci am jeexagul ki nga xam mooy su natango El Hadji Samba Thiam becc ci xët mu yaatu ci yéene kaay bi ñu lu mel moo tax Mamadou Dieng ànd ak moom toj faram fàcce ñu xuus. ñuy dégg tooxi duna bi ñu toll ci coow lu am ci pencum ma ndawi réew mi ñaari député El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñu njortu ne seeni loxo dafa taq ci ay njuuj njaaj jëm ci wàllum passeport diplomatique taskatu xabaar bii di El Samba Thiam nekk ca yéenekaay bii di critique ne def ci sax waaru mu bind ab article di ñaan nit ñi ñu noppi ndax ñu ngi futti ay député. koy bëgg a traduire ci wolof da ngay wax noppi leen pas kaay leen noppi leen ñu ngi toroxal ay kilifa parce que c'est vrai que dossier bi noonu nag la demee parce que fi ñu toll depuis semaine bi ñu dugg nii en fait dañu dugg ci dimension pour dindi mbalaanu sutura ñaari député yoo xamante ni dañ leen a jiiñ ci traficu ay passeport diplomatique muy mbir mu rëy parce que bi ñu amee législative ba léegi mosul am kenn mosul dégg député nekk ci mbir mu toll nii. ñenn ci askan wi ñoom bëgg coow li leer loolu mënuñu ko def fii leeg muuri wuñ mbalaanu kiirlaay yi les député mu nekk lu nar a jafe lool ci majorité parlementaire bi mu di ñu faree ci nguur gi ndax bi la yoon du ab opposant la ñuy futti. gis nga soo xoolee bi ñuy yëkkati mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko ak Khalifa Sall soo gisee ni ñu ci farloo sax député yi majorité parlementaire nga xam ne ñi faruñu ak ñoom dafa am foofu nag ngay gisee sax politique bi ci xaw a laxasu tuuti dañ ci yàkkamti parce que dañ gis ni ñi seen ay ennemis politique la ñu nar a yóbbu nii pour ñu rey leen waaye cas bii nag li ci tax mu gën a yéeme ñi ñuy yóbbu nii ñaari député yi Sall ak Biaye dañu bokk ci ñoom dañu bokk ci majorité parlementaire bi ce qui fait que ñoom du leen neex de nu mu mënti demee du la neex nga yóbbu say mbokk pour ñu rey leen waaye nag maa ngi koy expliquer ci biir texte bi ñaari mbir. pencum ndawi réew mi mel ni ku bëgg a nëppal coow lii waaye sax lii dañ ci mënul jublu fii leeg yile député muriwuñ seeni mbalaanu kirlaay te loolu ngir ñu def ko faaw yoon daal di saisir assemblée nationale
ci gis-gisu journaliste bi liggéey bi danañu ko amal la waaye ñenn ci askan wi ñoo xaw a yàkkamti. ci dossier bi moom li ma ci xam mooy même ñoom président assemblée président groupe majorité ñoom ñëpp nee nañu allah kulli al mbir mi dina dem ba yegg mais soo xool nag dossier bi yéexewul sax ci ñoom dossier bi ñu ngi yéexe ci ministère de la justice ci procureur parce que nag nit ñi dañu commencé wax ndekete dossier bi sax demul dossier bi mu demee Moustapha Niasse génn na nee na dossier bi yegg si na joxe na date commencé nañ ko instruire normalement ñëpp danañ am ñu composé commission ad hoc bi altine liggéey bi dina tàmbali te xam naa balaa ñuy yeggaat fin de semaine ba léegi mbir yu bëri dina ci leer. directeur de la rédaction bu yéenekaay bi di critique ne bëggul yoon guy parparloo El Samba Thiam li mu bëgg mooy yeneen dossier itam yi nekk ci loxoy yoon ñu fexe nu ñu ko leeralee mu bokk ci dossier Ousmane Sonko ak Bougazeli. je tiens à le dire autant sénégalais nag bu ñu def indignation sélective mooy bii ñu yuuxu rek ba ñu yuuxu feneen bii dañ ko war a càmbat mu leer waaye am na yeneen ñaari dossier yu impliqué yeneen ñaari dossier yu gën a graaw suñu graawul comme bii yu fi nekk yoo xamante ni aussi nañ ko éclairer muy Bougazeli dossier boobu dafa démissionné mbir maa nga fekk taxaw ak liberté provisoire kenn xamul fu ñu jëm ak dossier boobu Ousmane Sonko ngi nii dossier bi aussi mi ngi nii tegu te kenn xamul fu mu jëm te yooyu yëpp dossier yooyu yëpp justice daf ko war a vider. El Samba Thiam di taskatu xabaar xaatim kayit bii di sàkku ci askan wi ñu noppi ndax ñu ngi futti ay kilifa di ay député muy kayit woo xam ne moom taskatu xabaar bi daf ciy fàttali. jaajëf Mouhamadou Dieng waaye itam jaajëf ki nga xam moo di El Samba Thiam mi doon becc les xët ci yéenekaay bu nga xamoo di critique sant leen gërëm leen ci ànd ak ñun ITV lii ma daal di tëj pàccu xabaaru marax yi waaye jàpp leen ni kon xam ngeen ni Expo Dubaï ba nga xam moo doon am ci 2021 bi donte mooy Expo 2020 bi mbas mee taxoon ñu dàq ko am na bari ki démb la jeex envoyé spéciaux yooyu ITV ña nga fa woon def liggéey ba am solo daañu leen beccil ab documentaire buy ñëwaat ci la gën a fës ci boobu lépp exposition rawatina stand bu Sénégal ak délégation bu Sénégal boobu leen jàpp leen ko 21h45 lay doon ngeen dundaat ko ci nu mu gën a yaatoo ak équipe ya fa nekkaloon ITV sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme jaa ngeen jëf.